Omar gannaaw man du ma jël lu ma moomul dama lay daal di bàyyi nga nuyoog sa invité daal di koy dalal en même temps nga déroulé waale ayca. Babacar may Ngaraaf ñu koy gërëm bu baax. am mbégte ci patience bi ak disponibilité bi am mbégte tamit dalal ko tey jii mu doon sunu gan jiite kii di Alliance Sauvons le Sénégal mais aussi tamit jiite ab kuréel gi ñuy wax Saba di xeex li jëm ci mbiri inondation yi di enseignant ñu gën ko xam tamit ni syndicat ci benn organisation bi ñuy wax OIS. kon ci tënk daan na yëngu ci wàllu ko politique bokkoon ci AFP tey jii bokk na ci ñi jege Karim Wade du ma ni PDS la bokk Babacar ñu ngi lay nuyu Mbaye. waaye lay fay Omar Bou Khattab di nuyu Sadio di nuyu sunu jigéen Betty. madame Diouf di nuyu sama sëriñ. di nuyu également Souka suma jarbaat bi nga xam ne dañ koy tiitaroo. Souka di am mbégte lool ci ñëw gi mu fi ñëw. ndax yéen moom suñu disponibilité wax dëgg yàlla du mës a def défaut ci yéen. ndax deux raisons bi ci njëkk mooy ñuy am mbégte lool di leen daje yéen ci plateau yu mel nii ndax da ngeen nekk ay référence dafa ngeen dëkk muy banlieue bi te mu ñor ñu trop waaye également Walfadjri nekk la voix des sans voix ba xam jàpp naa ci réew mi ku mu soxla loo xat war nga ko faa mën a teg te ñëw wuy si ko akaar ñi incha allah dañ xaar ci émission bu neex lool. Babacar bi ñuy jàkkaarloog yow sunu xel day dem ci Saba ñuy fàttaliku jamono sol ay bot moto pompe yi ñu génn ngeen xuus ñu ne da ngeen xeex inondation tey jii bis bi nga ñëw tombeek ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye wàcc ci Tëngéej ca banlieue bi ak ci gox yi bari yoo xam ne ndox mi dafa taa am ñu ne yéex na ko def tey jii boo gisee lu mel noonu tey jii yow ban jàngat nga ci def ak taxawaayu nguur gi ak gestion inondation yi parce que bari na ci ban teeweeg léegi ñoom ay plan décennal yoo xam ne tegoon nañ ko ngir xeex inondation xeex bi pour yow est-ce que ñu ngi ciy def ay jéego wala li des bari na. waaw d'abord di masawu coono ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci jafe-jafe inondation ndax mbënd képp musu ma dal sa kaw rek war nga xam dafa métti trop ndax boo demee ba kër nga xam da nga dépensé ay millions yoo xam yaa ngi ko jëlee ci liggéey bu méttee ay at ndax bu ñu fàtte ni banlieue ba ñi fa dëkk ñu ci ëpp ci ay góorgóor la ñu nekk ku ñafe ba am kër rek am nga daj nga lu mburu daju ci aw taal ndox ñu nangu ko nga nekk ak sa jabar say doom yaa sax ngeen bokk benn nekk coono bi fa ko natt rek weesu na ko kon ñi ngi masawu coono ñi ci nekk nii waaye di ñaawlu aussi rek réaction tardive bu nguur gi le ministre intérieur ñu ne fa tey ñu ngi ciy sant ndax mieux vaut tard que jamais mais foogoon naa ñi nag te jàppoon naa li gënoon a jaadu mooy ñëwoon balaa bisu tey bi d'autant plus que gis nañu démb rek bu benn catastrophe amee mooy ñi doon dem ci île Madeleine bi te génn ci àdduna ñeent laa ci déggum xaw ma juróom. yokku na ba 6. yokku na ba 6 def naa ni nguur gi xaaruñu benn fan. ci tàng dañ def réaction à chaud ma jàpp ni xëy na la mu am yu doom yeneen i réew surtout ay français rek moo waral la réaction prompte de l'État dëgg la naqar la. waaye jàpp naa aussi respect boobu ñu am ci ñooñu waroon nañu am bu ñu toll ba ñu déggee ni mbënd mi am na ci banlieue bi rek am na ci Sénégal waxuma sax Aly Ngouille Ndiaye mais le président Macky Sall moom dem fa masawu leen coono d'autant plus que nag. bu ñu fàtte ne en 2012 ba mu accédé au pouvoir dafa tukki ñibbisi annoncé ay mesures fortes ba mu jaraloon ko sax mu supprimer ay institutions yi ci meloon ni Sénat et autres kon def nañu tey bu fekkee dafa demoon vacances aussi mu tukki nekk bitim réew dégg mbënd am na fi ba tax mu écoute voyage am la jaadu woon mooy def na ko président war doon defee dem banlieue au moins masawu leen coono à travers banlieue nag mu adressé wu à toutes les victimes des inondations mais bon bref mieux vaut tard que jamais. li ñu topp mooy li nga wax sànq tey Sénégal par rapport ak li ñu dépensé ci wàllu inondation ak aussi bi nguur gu ñëwee jéego yi mu fi fekk waroon nañoo weesu tey fu nuy waxi inondation certes taw mbiru yàlla la waaye inondation nag mbiru doomu aadama la yàlla mu indi ndox mi mais doomu aadama gi seen ak càggante ñàkk def ay politique assainissement yu baax moo tax bu tawee ndox mi des fa ba finalement mu jur ay inondation yu jéggi dayoo. mais Ngaraaf yéen seen kuréel gi ngeen yoroon. ça va yéen yàgg ngeen ci liggéey depuis jamonoy Abdoulaye Wade. yéen est-ce que yéen tamit jàpp leen ni bu échec amee yéen ci ngeen bokk parce que yéen am na lu bari loo xamante ni yéen a ko doon contrôler ci banlieue bi. et pourtant ba léegi mbënd mi ngi fi est-ce que yéen ñi tamit nekku leen ci responsable. waaw mel comme tey ji ki feebar naan damay faju ñu yëg koo faj nga da ngaa échoué parce que bul fàtte ni kuréel bi nga bokk muy Saba
am na yeneen i kuréel yu fa nekk yoo xam ne ñu ngi liggéey aussi wàllu inondation dañu nekk ay victimes inondation boole seen doole xool nan la ñuy def ba ñoom li ñu mën ñu def ko la ñu mënul te état mun ko ñu fexe état def ko ndax état nag man la yow la Macky Sall la ñëpp la sunu alal la ñuy fonctionner mais dañu jàpp ni li ñu am ñun ñëpp su fekkoon dañ ko jaar fa mu war a jaarale placé comme priorité principale gestion inondation war nañ dépasser tey coono yi ñu nekk nii lañ ca mën def nañ ko la nga des nag te mu gën a bari fuuf. ci wàllu état la nekk xaalis justement te dugal xaalis bu bari. te sax am na benn téléthon bu fi amoon béti boo xamante ni bi ñu récolté xaalis bu bari boobu defe naa ni ña ko ji dirigé woon mooy Sen TV ak TFM mujj gi sax boutique la ñu ubbi daanaka di récolté xaalis ba dajale woon nañ fi xaalis bu bari defoon nañ ko ci li nga xam ne mooy mbënd mi. mais téléthon boobu lañ ko dajalee sax mbir mu ndaw la par rapport ak li ñu soxla woon ci inondation parce que boo fàttalikoo état bi dafa nekkoon ci dynamique gu solution définitive ba Macky Sall bi mu ñëwee mu lancé benn plan te di ko plan décennal mu engloutir 700 milliards décennal mooy 10 ans tey def nañ 7 ans au pouvoir 700 milliards du fodee te foog naa ni fu mu dugg wala boog la cëpp fu mu dugg wax dëgg yàlla problème ba su jeexul it war naa mën a wàññeeku bu baax a baax a baax a baax ça ne veut pas dire que nag inondation yi fa mu nekkoon la nekk ba tey wax naa sànq ni boo seetloo ñaari soo leen boolee benn bi mooy bu président Macky Sall faloo li mu fekk nguur gi mu fi wutu def ko ci ay jéegu inondation ndax bu ñu fàtte ni ci président Abdoulaye Wade lañ ñëw jël ko mesure radicale déguerpissement recasement ñu nekk ko zone yi nga xam ne yoonu ndox la waaw jaxaay ñi nga xam ni dañu dëkk effectivement fa xam ne fii solution mënu fee am président Wade ñëw ñu nañ leen simpi yóbbu gij ci ndox mi yóbbu leen feneen loolu moo juróon plan jaxaay Macky Sall ñëw yokk ci Tawfekh Yaakaar bi nga xam ne jël nañ nit ñi simpi leen ñu defar ay bassin de rétention maanaam mu nekk ay gox yoo xam ni dafay dajale ndoxu taw yi suñu paree que loolu ñu interconnecté bassin yi jéem a xool ndox yooyu ni ñu koy sottee mu dem géej moom nga dégg ñaan yóbbu nañ ndox ay lakk wuy yóbbu nañ ko waruwaay finalement yóbbu nañ ko géej kon amoon na jéego yoo xam inondation commencé na wàññeeku bu baax a baax président Macky Sall ñëw yokk ci 700 milliards encore une fois du 700 millions ñu foog ne loolu fu mu dugg na wax dëgg yàlla su problème ba jeexul totalement war na mën a wàññeeku mais bu ñu fàttee ne aussi en plus li ñu ci fekkoon ci inondation yi dem commencé wàññeeku dafa am léegi yeneen façon inondation yu bees yu génn muy zone yi nga xam ni ay travaux état moo fa jaar te ñàkk prévision tax ba finalement pépp ndox sax jural zone yooyu tey inondation yaa ngi dégg ñi nga xam dañu nekk victime non pas des pluies mais du terre mooy transfert régional ku di gis ne Tëngéej nam fa def ba finalement mu amee yeneen xeetu inondation mbënd yu génn boo demee tey fu ci mel ni arène nationale fi mu nekkoon ren sax gaa wàññeeku gum na mais ku xool daaw nit ñi nekk nañ ci coono bu méttee parce que fañ ko def foofu it wax dëgg yàlla Omar Gueye mi dëgg Pikine xam na ni bari na ndox wi daa taw foofu lañ daa jëm malheureusement gaa yi ñu def arène nationale fa daawul taa sax léegi finalement comme fat na yoonu ndox mi gi dem ci këri jàmbur yi dans tous les cas état bi jàpp naa ni discours bi muy def inondation moo bari mais defu ci dëgg farata ak yilla li ñu dépensé ci terre bi Babacar ak farata ak fële gi ñu ci wone bu ñu defoon 10e inondation kon jeex na tàkk tey waaw man damay dellu si waat ci 700 milliards yi parce que comme moom mooy somme bi ñu avancé woon léegi 700 milliards yooyu anam te ban ko annoncé léegi ñu ngi ci 7e année bi yaa ko wax 3 ans kon moo des sur 10 ans la woon mais absolument xam nga loolu ana xaalis boobu moo jar a jaax ñëpp loolu la ñëpp war a laajte ok parce que dama jël benn exemple rek boo demee ci banlieue bi fu ci mel ni Pikine Guédiawaye dafa am benn jamono gars yi dañuy jël léegi toxal nit ñi yóbbu leen jaxaay wax naa ko sànq ñenn ñi yóbbu leen Tawfekh Yaakaar bi ñu leen toxalee kër yi ñu abandonné toj gi sax daanaka dee ko dégg rek dafa mel ni gars yi leen intéressé mooy taf yëngal rek te pourtant amul fu nu jooytuwul ni kër yi nga xam ne commencé nañ ko toj mu jeex benn yoon pour lan parce que day tax zone yooyu nekk ay zone yu libre mën na nekkaat ay lits d'eau maanaam ndox yi dafa daje mais suñ ko defal la muy jur mooy non seulement ñi doon toxal ñi nga xam ne ñoom lañ fa jëlee dañuy ragal ëllëg ñu am tentation ñëwaat dëkkaat fa c'est le cas aujourd'hui donte neexuñu te amul fu ñu ko jooyul maa suy conseil municipal wax naa ko conseil municipal wax naa Nimzaat wax naa ko conseil ville wax nañ ko état wax nañ ko ku nekk mais ba tey benn mesure taxawu ci ça veut dire que
dafa mel ni quelque part da ngay poser la question est-ce que ñun am nañu état loolu xam naa ni am na beneen point bu nga annoncé dinañ ci dugg wañe ne mel ni ñun daal am nañ ay njiit mais dëgg-dëgg amuñu état nag parce que ñàkk état moo waral yenn mesures ñu mën koo jël dépenser 700 milliards jël ay nit toxal leen war a toj kër yi mu am entreprise ko gagné toj kër yi ñu ñëw tegg adresse bàyyi fa kër ya non seulement muy servir de lieu de refuge aux malfaiteurs waaye aussi mu nekk source de tentation ñàkk état aussi moo tax ba ñu mën a dépenser ay milliards yu bëree bëri war a drainer ay ndox yóbbu leen ci géej gi def ko ci ay canaux à ciel ouvert ñu yàgg yuuxu ni ces canaux à ciel ouvert ñu ngi koy commencer di transformer en dépotoir d'ordures la muy jur mooy ëllëg mu fees daleki mbalit fatt ndox mi du dem fa mu war a dem loolu nag mënu ma ko aaye Sandiogou mënu ko aaye biti mënu ko aaye état mu ko mën a aayal boppam te am na suffisamment de bras pour nag wax dëgg yàlla mu mën a aar ouvrage bi nga xam ni kenn du ko fat kenn du ko yàq kenn du ko Babacar Mbaye maam benn point boo xam ne damay bañ aussi fàtte ko ndax dama ko lire démb ci presse bi am ci naqar trop muy léegi nit ñi nga xam ñi ngi dee ci zone urbaine yi en plein Dakar jóge ci wàllu foudre bi alors que ce sont des milliards qui ont été annoncés dépensés pour ay paratonnerres daanaa dégg sax ay foudre ci àll ba waaye biir Ndakaaru ça veut dire kon tey jii amul Sénégal fii ku nekkul en danger ndegam biir Dakar en pleine capitale du Sénégal ci biir centre ville bi nga dégg ñooñu dee nañ ay Parcelles ñi dee nañ ay Tivaouane Peulh ñi dee nañ Sacré-Cœur xaw ma lan ndax paratonnerre foogoon naa ne démb Macky Sall dana jël benn mesure taxaw jàkkaaroo Sénégalais yi ni mun naam muñ lépp ba mu des nag ay foudre di rey ay nit fii ci biir capitale bi ça ne veut pas dire que nag ñam doon rey ñi nekk dañu leen a gën waaye damaa foog rek ni li nga xam ne depuis jamono tubaab amoon nañ ko ci dispositif ba mën a aar nit ñi suñ ko renforcer wul warta wàññeeku d'autant plus que nag dégg nañ ci ay milliards yu ñu ci dépensé. d'accord Omar bala ngay ñëw ñu ngi masawu ñi nga xamante ni foudre bi dafa dal seen kaw ak seen i mbokk ñu ngi leen di masawu bu baax a baax mais balaa may joxaat Omar Bun Khattab juste rek une question yaa ngi wax ay affaire de bassin mais bassin yi ñëpp constaté nañ ni la mu indi ci loraange moo ëpp lam doon faj ci jàngoro mu mel ni loraange la je sais pas jàngoro nu koy waxee noonu donc muy loo xamante ni aussi gis nañ xale yi di fa lab gis nañ ni bassin yi manque de salubrité gis nañ bassin yi daal defe naa ne loraange yi mu jural population bi Sandiogou moo ëpp li taxoon bassin yi jóg waaw loolu leen rek mooy réponse bi mooy ñàkk a faale bu ñu ñàkk a faale nit ñi rek parce que effectivement bassin yi il faut jëkk ni nag am na amélioration baax a baax man amoon na ay jamono ma daa wax ne bassin yi duñu bassin de rétention mais ay bassin de provocation la yu mais léegi wax dëgg yàlla gis nañ ni au moins defar nañ ci ay grillage yoo xam ñoo ko wër ba dugg ci bassin bi sax gën nga dégg ñu ne nit dee na ci bassin bi sa fa lab parce que à l'époque dañ ko defoon ñu bàyyi ko noonu rek amul dara lu ko wër lu ko clôturé mais léegi wax dëgg yàlla aussi gis nañu am na ay clôture moo tax gën nga dégg ñu ne nit lab na ci biir bassin bi gën nga dégg aussi ñu ne bassin bi fees na dell ba débordé ba inondé kër yi ko wër parce que effectivement léegi commencé am na léegi système boo xam ni li taxoon jóg bassin yi mooy dafay dajale ndox mi suñu paree mu am ci canaux yu mu jaar dem ci lac yi léegi loolu aussi commencé na fonctionnel lenn kañ moo fa des ba tey te loolu kenn mënu koo aaye sa morom parce que baadoo la du yar morom baadoo la bu ñu d'accordé nekk état ba jël état jox ko jumtukaay jox ko yenn sañ-sañ yi c'est parce que moo mën a àtte ni kat Sandiogou yemal fi Sandiogou yem fa Ngaraaf yemal fi Ngaraaf yem fa wax naa leen sànq ni dañu defar canaux à ciel ouvert yi bàyyi ko noonu à la merci des populations qui aussi il faut le dire n'ont pas raison dans les pratiques de jël ay mbalit di ko fa sotti waxtaan wax dëgg ca la bokk ku ko def tamit taw ko fenn waaye état waroon naa mën a jël ay mesures jël ay dispositions de manière que foofu kenn du fa sotti mbalit suivi bi daal suivi bi bassin yi aussi war nañ mën a am ay garde yoo xam ne kenn du fa ñu dafa sotti mbalit la preuve est que bi nguur gi amee yitte pour que Dakar nekk une ville propre ku ne dégg na ni ci benn conseil des ministres bi mu jeexee nguur gi annoncé dinañ jël 200 xaw ma 400 policiers ak 1000 ASP pour ñu mën a veiller à la salubrité de Dakar ASP yi bari nañ macha allah. policiers yi tamit xëy na bu ñu bariwul la tamit am na lu ñu mën jàpp naa ne ak maire yi ni ñu baree ci réew mi
su fekkoon def nañ ko yitte agent ya fa nekk ñu organiser leen samp leen ci bassin yi dinañ ko gën a aar en plus nag de la campagne de sensibilisation bi nga xamee ni ONG yi station ñu ngi koy def pour nit ñi xam ne it bassin ak canaux ciel ouvert yooyu fa nekk nekkul ay dépotoir d'ordures mais quel que soit alpha rek nguur gi moo am responsabilité entière veiller à ce que ouvrage yooyu mën a jouer rôle bi taxoon ñu defar leen ba dépense ci milliards yu toll noonu. Babacar Mbaye Ngaraaf wax nga ci inondation bi sànq yaa ngi junj foudre bi ak ni muy rey nit ñi li am ci Mamel gis nañ ko ay gaal gu suux ay nit ñàkk seen bakkan gis na leen ci mbiri xeexi pétrole gaz ak lu ne maanaam bu ñu doon tënk tey ba ci wàllu njàng mi coow yi ci am yépp yow nga am kuréel gu ñu tuddee Alliance Sauvons le Sénégal nan lay def ba sauver Sénégal mi nekk ci guddi jamono yi. waaw su fi tax na ma woo ci Sénégalais yëpp rek ndaxte nit ki moom li nga moom soo ko dénkaane téewuñ ko da ngay am fulaay nag téye ko sa bopp yàlla def na nekkuñu ci réew moo xam ne ku mu neex nga jëfe la neex dañoo nekk organisation communautaire jàpp ne dañoo war a am ñu tànn ñu jiite ñu jël suñu alal dénk leen suñu bëggee nag fàtte wala ñu bëgg ñoo fawee ñu taxaw seen i nopp ak seen i bët wan lañ li ngeen nekk du pour buur xam nga Omar Sénégal tant que évolué wuñ ci concept bi ñu am ak gis-gis bi ñu am ci wàllu nguur réew gi dem fenn. ban gis-gis lañ ci am. xam nga dañuy wax ni ñi nekk ci nguur gi te nguur amatul parce que ci français dañuy wax pouvoir la ñuy wax on parle du pouvoir. pouvoir tekkiwul nguur de pouvoir ngóoral la tekki pouvoir mooy mën-mën li ñuy xaar que suñu njët yi tey mooy képp ku nu fal nga wane ngóora gars yi nag à la place de ngóora dañuy préférer nguur. xam nga nguur foo ko dégg nekkul li moo tax ñuy wax loolu. xam nga nguur foo ko dégg dafay am jouissance nguur ak buur ñoo àndoon. waaw amoon na ay jamono ñuy wax nguur parce que boobu buur la buur day nguuru. waaye lii fi nekk tey dootul nguur ngóora la ndax ku nu fal la ñuy xaar coow mooy ngi liggéey ba ñu ne waaw góor. ngóor nga war a wane mais malheureusement nos dirigeants ba tey dañuy nguuru waaye ngóora wuñu wutuñu ngóora. loolu nag moo tax ñu nekk ci coono yi ñu nekk ba tey moo may permettre ma ñëw ci question bi nga wax sànq ci wàllu pétrole bi coow li bari na boobu léegi ñu ngi xaar. amoon na benn instant mais yéen seen aarlu bokk bi dematul fenn day naaw ay dënxam du ruus. bien au contraire. xam nga aar li ñu bokk dama koy wax souvent c'est beaucoup plus. une philosophie un état d'esprit pour ne pas dire un esprit qu'une organisation. aar la ñu bokk tey li ñu bëggoon am na lu ñu ci réussir lu bëree bëri mooy fexe ba sénégalais yépp xam mbir pétrole bi parce que bu ngeen fàttalikoo bi coow li njëkkee jub Aliou Sall ak nguuram. lañ mais Aliou Sall moom set na moom lañ ko mujjee waxal. raxas nañ ko ba mu set. naaj jëm setal nañ ko de. ñu ñëwal ci loolu gaaw. parce que Aliou dafa mel ni moom nee nañ taxatut. ku wax loolu. mooy neen bu ñu xolli. kan wax loolu. ah déggoo ko ci presse. waaw d'accord naa solo sama fàtte nga relancé ma ci question boobu. waaw xam nga aar li ñu bokk dafa ñaale ko rek. aar li ñu bokk. waaw li ñu bëggoon mooy fexe ba combat bi maanaam sénégalais yi approprié wu ko. tey sénégalais yëpp yéen nañ ko. la preuve ba ci CAN bi nga xam ni dafa mobiliser woon tous les sénégalais dem na ba fa nekk sax Petro CAN day am sax match bu Sénégal di football Sénégal ci image yi match ba jeex gars yi ak seen équipe nationale di yuuxu Aliou Sall suñu 400 000 mu dem ba ñu ciy tuumaal buñ demee sax stade ñu leen topp ak suñu 400 000 bu ñu demee ngénte ñu ne laaj suñu 400 000 bu ñu demee dëj ñu laaj suñu 400 000 kon saabu ji ko tey ji la ñu bëggoon muy sénégalais yi approprier le combat xam ne ñoo moom seen ressource parce que encore une fois les ressources naturelles n'appartiennent pas à l'État mais elles appartiennent au peuple sénégalais kon tey am nañ ci ndam beneen bi it booba léegi ñu ngi woote ay ndaje nit ñi nag certes dina am jamono dañuy wàññeeku doomu aadama moo biir na rootale Sénégal Omar da ngay xool suñu ñëwee weeru koor fan yu njëkk ni jàkka yi di mel ak jumaa yi waaw li gën di wàññeeku nga dem ci ab koñ aussi par exemple jël asegna gi ma dëkk wala ñu jël mbaaw gi ba ci dëkk ñu ne waxtu julli jot na imam bi noddu naayim bi noddu ñu julli nga fekk jàkk ci 20 personnes bu taxee nga yaakaar ne 20 musulmans moo fi am da ngaa juum xam na yaa may dégg am déet boobu moom c'est un bon exemple. exemple bi la Sénégal yi ñoo bindoon noonu maanaam mbir yi ñor leen mbir yi ñor leen bàyyi ni nga ko joxee exemple bi nga jox xam nga kenn mënu laa wax nandite la
réponse bi. nga comparaison n'est pas raison nag. c'est que il faut résister parce que comparaison n'est pas raison. li ma la bëgg a wax mooy. bu fekkee ne ñu woote ci mbedd mi. maanaam ña génn rek bu mu tàng yaakaar ñoom kese la ñor. maa suis talibé mu double de Baye Fall sax à la limite. chaque jour suñu koñ am ay daayira yoo xam ne dañuy woote ñi ñëw ñu duñu ñëw. waaye daayira bi yuuxu murid yi génn nga fekk fa ñaar fukk bu mu tàng yaakaar ñaar fukk murid ñoo ne ci koñ bi. c'est vrai. adduna bu bindoo noonu. non mais bu ko waxee beneen bi ñuy topp mooy sànq dafa am benn mbir ba ma lancé. c'est que dafay yomb ba bàyyi ba mais dafay yomb quoi. daf ñu dëbb li njaan bëgg ñu dugal ci angle boobu. demeewul noonu quand même mais Aliou Sall waaw ñëwal ci Aliou Sall bi set bi. Aliou Sall mun kan ma Aliou dafa set dafa toll nii. tay day boo dee de. est-ce que boobu sax du mujj laaj. Aliou Sall dama ko jëlee bëgg soo ko jëlee sax yow li nga tilim li nga tax xam nga dégg naa ci presse bi. une presse crédible quand même. que ni waa DIC dafa nañ seen liggéey ba bukkul nañ seen enquête ba jébbal nañu rapport bi procureur. gëm naa ko de waaye ñi ngi xaar nag ci procureur mu génn wax ak sénégalais yi d'autant plus que nag moom procureur tàmmal nañu dossier bu ne Njoxan Njaay rek mu génn wax. ñi ngi fàttaliku fii affaire kaaw Khalifa Ababacar Sall. ñi ngi fàttaliku aussi kaaw Aïda Diong. procureur wax dëgg yàlla tàmmal nañu ci cas yu mel ni mu génn wax. kon tey benn sénégalais de comprendre wala sax muy encore mooy muy accepter silence am. kon jàpp naan tey li jaadu mooy procureur génn daan ne kat enquête bi pare nañ ci lii la révélé gum. foo tax ñaari njàqar yu ci am dafa am ñaari njàq yu ci am. te Aliou Sall moom du x parce que sax la démarré. dafa am ñaari njàqar yu ci am. ban ak ban. dégg nañ ci presse bi de. ñu ne setal nañ Aliou Sall. waaw ci wàll attention dañ ni. setal nañ ko ci mbiru corruption bi ngeen wax ci $250,000. ma bëgg a fàttali ni combat bi nit ñi doon xeex ci affaire Petro-Tim benn sénégalais mu su fay wax affaire $250,000. loolu ki ko waxoon mooy Mayeni George moo defoon reportage BBC wax ko fa. ma jàpp ñu ne mbir nit suñ ko tuumaalee. waaye kay nga da nga bëgg mu leer ba nga koy setal wala da nga koy raxasa la njëkkoon a jaar ca procureur mooy lan fexe ba déglu indi woon tuuma yi. ginnaaw Mayeni Jones su ma ko waxoon au moins ñu def fexe ba déglu Mayeni Jones kat di ko yaa fi tumal Aliou Sall ci affaire $250,000 mais defuñu ko. suñu ne Sadio kat biti moo taxoon ne Sadio daa sàcc portable. mais boo woowee Ngaraf yaa ngi koy tooñ. biti ngay woo biti kat da nga Aliou Sall da nga ne Sadio sàcc na portable fan la ko teg. niñ ma woowee Ngaraf dem wuy ji. ñu woo keneen mu dem wuy ji jàpp naa ni noonu la ñu waroon a woowee Mayeni Jones à titre de témoin même suñ ko mënul aussi Mayeni Jones dëkkul planète Neptune. dëkkul planète Mars. dëkkul Jupiter. terre la dëkk fi soriwul Nigéria nekk ak Londres. waaw beneen mbir mi it mooy. ku xool ni enquête bi demee xam ni yabaate dugg na ci. ndax mbir Petro-Tim soo ne da ngaa bëgg mu leer ba képp ku ci xam dara da nga koy bëgg a déglu ma jàpp ne am na ay témoins clés yoo xam ne lu mu xat war nañu mën a déglu bokk na ci ñooñu votre confrère Baba Aïdara. c'est un journaliste d'investigation. Babacar Aïdara nekk ko sérieux def ci waxtaan bu am ay waxtaan yu am solo. rapidement dégluwuñ ko. président Ablaye Wade moo nekkoon ancien président bokk nañu njëkk indi coow li fii dégluwuñ ko. Karim Wade moo nekkoon ministre en charge du secteur à l'époque dégluwuñ ko. madame Nafi Ngom Keïta bi nga xam moo jiite woon IGE bi jamono di président Macky Sall di santaane enquête dégluwuñ ko. dégluwuñu aussi. inspecteurs yi nga xam ne ñoo nekkoon IGE ñi sant Samba ak yoon. waaw defe naa que nit ñi dañuy saboté quoi. waaw defe naa Omar bëggoon nañu wax ak moom point boobu da koo ñor école Sainte Jeanne d'Arc mais bon. li ëpp si waxtu wi solo ci waxtaanu Jeanne d'Arc boo xoolee semaine bi ak semaine bi yëpp wax nañ ci. mais tey li ñu wax inondation yeeg yooyu. yaa ngi may siif de Omar bismillah yaa ngi ciy teg loo moomul Omar Gueye. Omar tàmm nga ko nag. pour muy clair. tàmm nga di raatale te yow dafa mel ni son yi bu nga yeb. waaye ci juróom jotee nga raatale. Sainte Jeanne d'Arc bi dama bëgg d'abord préciser que ni mbir mi nekkul entre ay musulmans ak ay chrétiens il faut que ça soit très clair. waaw loolu leer na. mbir mi lan la diggante benn école la buy jaay doole. bu bëgg a jëfe ay ndigal yu ko jugee feneen. waaw mais mbir mi du affaire chrétien du affaire musulman. non du loolu. il faut mu leer ci bopp nit ñi la dialogue islamo-chrétien bi di wax na ko sànq. dafa yàgg nekk garantie. stabilité ak paix bi am fii ci réew mi kenn mënu koo yàq. école Sainte Jeanne d'Arc nekkuñu ci yoon parce que nous sommes dans une république laïque. règlement intérieur ëppul doole loi d'orientation éducation. ëppul doole constitution. waaw xale yi fa doon jàng ña nga ko doon jàng depuis 6e
tey ña nga terminal waaye waaye bu kenn taal suñu réew mi D'accord. yaakaar naa boobu xeex sax chrétien musulman ñëpp ca war a ànd parce que bu ñu aaye xale yi tey voile réew ñi di ko demee duñu nii kat bu fi kenn takkati croix d'accord sa waxtu jeex na. voilà lan jërëjëf ngay tàggatoo. waaw li ñuy tàggatoo mooy di leen sant bu baax a baax a baax di am mbégte lool ci waxtaan bi di leen encouragé di ñaanal également et souhaiter bonne chance à sunu candidat yi nga xam ñoom laa fekkanteel ñaan nañu jël ndam bi c'est nag Sa Ndiogou nag suka jëlaat nañ ñun waa Géejawaay jëlaat nañ Sa Ndiogou dénkaat la ko bu baax gën koo téel dimbali ci loolu rek jàppalañ ci jërëjëf Aïcha Omar. Ngaraaf ñu ngi am nañu mbégte bu baax a baax di fàttali ni Sauvons le Sénégal nga jiite alliance bi ak Saba ñu lay gërëm bu baax bëggoon naa laaj leen nag mais dañuy bàyyi bu beneen noonu kañ la Karim di ñëw sa waa ji incha allah waaw bis jëti non bismillah ma bu dee maay diriger plateau bi du ci toon dama dem ba beneen day dinañ ko woowaat. kii waaw voilà parce que Omar mii bu ma ko bàyyi mu xolli non non boobu dañ koy ñu ngi koy remercier bu baax a baax moom Omar Bun Khattab Gueye ak invité am Babacar Mbaye Ngaraaf kenn doot ko présenté borom Sauver le Sénégal borom Saba nga xamante ni yàgg na di xeex ci mbënd mi ca biir banlieue bi merci beaucoup grand ñu ngi lay remercier bu baax a baax ay ca ñu dem régie dellu siwaat